asalaamaaleykum wa rahmatullah ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di leen ziyaar yéen ñëpp di nuyu ki waral tey ñu teew fii ki nga xamante ne mooy monsieur Victor Sadio Diouf ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar mu nekk sunu doom dellu nuyu ñi nga xamante ne nag tey jii GIE ànd booloo liggéey bu ñuy mooñ di tey ay cere ñu gën leen xam ci transformation fruits et légumes ak savonnerie ak yeneen muy waa IMSEC ku ne xam na ne dafa gunge madame Diarra ba tax ni tey jii ñoom bu ñu taxawee sunu wet ñun dañuy ñemeñ moo tax may ñaax jigéen ñëpp comme première partie bi nga xamante ne def nañ ko ñun ak IMSEC ba faw la di nuyu nag Mor Khoule ñu ngi koy nuyu di nuyu directeur Thiongaan di nuyu Moussa Ndiaye mi nga xamante ne sunu xarit la sunu lépp la moom xaritu jigéen ñi la ku baax ku mën a gunge jigéen te it ku am yërmande ci ay jigéen di nuyu Diallo moom waa Wakaama ko moom mu nekk koo xam ne comprendre nañu lool naan teg leen fii seen tànk bu ngeen tegee fii seen tànk du ngeen am rëq-rëq di nuyu nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ñëpp di leen ziar nuyu Maas di nuyu waa GIE bi yëpp di ñaax jigéen ñi rek te naan Moussa Ndiaye li mu gën a bëgg ak Diallo mooy buñ leen joxee seen crédit nañu fay crédit bi dëgg la Victor moo ñu ko lijjantil mais nag dañuy fay ndaxte dañ ñu ko jox pour ñu liggéey autonomisation des femmes la yàlla def na jàppale nañu kon nag képp koo xam ne jël nga fi dërëm danga koy fay dërëm bii nag ute na ak yeneen dërëm yi ndax dañoo parewul bu ñu financement amee ñu ciy dóor dàkke tey fii ni mu feesee ñëpp a ngi fi ku jël na nga am ngor remboursé ko ci date biñ la jox loolu la ñuy sàkku ci ñëpp parce que ku fayul kat am na ay daan yoo xamante ne mi ngi ci sa kaw ndaxte tey ku ne xam na ne financement bi yàgg na lool waaye boobu ba tey ñu ngi ciy bàyyi sunu waar lu ne nag dégg nañ ko ci lu ne mais dinañu bàyyi benn membre après dana wax ñu continuer parce que tamit kuy wax rek dangaa xamul kan mooy madame Diarra kuy wax dangaa xamul kan mooy waa IMSEC kuy wax dangaa xamul kan mooy monsieur Victor Sadio Diouf ndax lépp loo xamante ne defaloon wax nañ ñu ko ba tey mu ngi ci nag ndax ñëpp ne woon nañu ay naxe la kon nag dañuy bàyyi ñeneen ñu àggale jërëjëf GIE ànd booloo liggéey jërëjëf PS ak Victor jërëjëf Victor ak ñoom Maas jërëjëf Diarra boot IMSEC macha allah IMSEC. asalaamaaleykum donc maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar waa GIE ànd booloo di rafetlu aussi collaboration bi di nuyu monsieur Victor di nuyu aussi madame Diarra donc ak sama chef d'agence bi ma àndal muy monsieur Moussa Ndiaye donc di baalu àq rek di jéggaloo aussi tamit ci lenteur bi am ci au niveau du traitement des dossiers buñ sañoon mu gën a gaawee noonu mais ñëpp xam nañ ne engagement yi directeur général jëloon ak suñu directeur de caisse dafa bëri woon trop depuis décembre ba léegi ci yooyu lañ nekkoon amul benn semaine boo xamante ne dañ koy toog fii à Dakar te demuñ financé ji donc la liste était longue attente bi bëri woon looloo waraloon rek lenteur bi am donc di ci baalu àq surtout madame Diarra ak monsieur Victor tout le temps ñoo ngi doon déplacé wu di dem direction di woote di laaj fu affaire yi toll taxaw ci këtt pour affaire yi rek financement bi ñëw ci jigéenu Wakaam bi donc lii nag en fait ndimbal la financement la dëgg boo xamante dañ leen koy jox ngeen koy fay mais aussi ndimbal la bi nga xamante ne Victor ak collaboration ak madame Diarra donc dox nañ ci taxaw nañ ci ba affaire yi sotti ñëpp xam nañ ne xaalis bu nga génnee ko léegi dugal ko ci femmes yi c'est tout un problème li ko waral mooy yenn femmes yaa ngi liggéey mais yeneen femmes aussi ñoo ngi yàq secteur bi mais ànd booloo aussi ñun dañuy sawar pour liggéey ak ñoom parce que ku ñëw fekk si leen seen jotaay da nga leen naw transformation la ñuy def boo ñëwee ñu wan la seen produit bi nekkul xaalis boo xam ne dañ koy jël dugal ko seen kër yi ñoo ngi ci liggéey bi ñoo ngi ci transformation yi ñoo ngi ci leneen atelier de formation day am nga woo madame Diarra mu ne maa ngi ci atelier de formation kon ñooñu dañuy liggéey
ñooñu nag ku leen jàppale ñu dem moo tax ñu wax autonomisation ñu joxe fexe jël xaalis enveloppe bu takku 100 millions la Victor lijjanti ak madame Diarra pour partenariat avec IMSEC pour ñëw teg ko ci loxo femmes yi comme ni mu ko waxee crédit la pour ngeen fay ñeneen ñi mën a jotaat parce que ay phase la bii mooy phase bu njëkk bi yëkkati nañ enveloppe jox nañ ko femmes yi nañ ko jël ñu respecté ko engagement yi jël ñu respecté ko fay chaque weer ñu fay li ñu war a fay bu jeexee ñu renouveler leen yokkal leen montant bi ba ñuy dem ba nga xamante ne femme bu nekk dana am autonomisation parce que loolu la IMSEC bëgg donc loolu la ñëpp bëgg parce que ab réew boo bëggee mu développé il faut nga jàppale jigéen ñi donc loolu la Victor xam loolu la madame Diarra xam loolu la IMSEC xam aussi parce que loolu dafa bokk suñ programme suqali jigéen ñi jàppale jigéen ñi pour ñu am autonomisation pour foyer yi mën a neex pour aussi njaboot gi mën cee gis seen bopp loolu yëpp buñ ci nekkee Victor ñëw indil ñu ay jigéen ne damaa bëgg sama jigéenu gox yi nga ànd ak ñoom jàppale leen financer leen ñu mën a liggéey loolu dañ ciy sawar mais ngel la nag yéen ñi ñuy jox xaalis bi aussi ngeen mate ko ba bu ñu leen joxee xaalis bi aussi ngeen delloosiwaat ko à temps ñu mën a jàllaat ci ñeneen donc sama chef d'agence dana wax après monsieur Victor dana wax ñu tëj après ñu procéder ci financement bi donc enveloppe bu 100 millions lañ comme ni ñu ko signé woon ci biir base ba li mu leen digoon 100 millions la donc danañ financer 100 millions loolu ñun ñoo leen koy wax fii ñoo leen koy rassurer du ay naxee mbaay du ay nangam parce que institution di joxe image am ci ay naxee mbaay dès l'instant mu wax rek da koy def lenteur nag mun na am mais lu ñu wax dañ koy def donc lu ñu wax dañ koy def engagement bu ñu jël suñu directeur jël ko ñun ñu nekk ci base bi dañ koy réaliser te suñ directeur loolu la ñuy wax bépp engagement bu ma jël wala boo leen jël ñu waxtaan ci suma ci d'accord dañ koy réaliser te financement bi dafa fekkoon ñu doon financer ay femmes Wakaam kon donc madame Diarra bu ñëwee mu bokk ci femmes yoo xam ne dañoo nekk ci Wakaam dynamique di liggéey donc booy balaa ngaa financer ñeneen moom nga war a njëkk a financer donc looloo waraloon tey jii ñu ñëw pour def financement bi donc maa ngi leen di remercier jërëjëf. asalaamaaleykum waa Wakaam ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam di jiital nuyoo bi nag ci suñu présidente bi ñu fekk ci muy madame Diarra présidente GIE ànd booloo liggéey di nuyu Victor Sadio Diouf mi nga xam ne aussi moom lii yëpp moom moo ko waral di nuyu ñi fi fekk ñëpp di wax ne nag comme ni ko Mahfous waxee léegi ndax moom mooy responsable de guichet bu Wakaam def naa yaatal na lu bëri wax nañ ci lenteur yi madame Diarra it wax na ci financement yi expliqué na leen ni muy demee xëy na dañ ciy sànni tuuti rek parce que baax na aussi suñu nekk dee rek ñu wax tuuti ci IMSEC wax liggéey bi ñuy liggéey ak nan lañ ko bëggee donc chaque jour damay faral di wax ne IMSEC c'est une institution financière qui est là depuis 2002 yàgg liggéey nag liggéey ak ñëpp képp ko am activité économique ñu ngi liggéey ak moom mais depuis 2016 dafa am loo xam ne dafa nekk suñu mission mooy ñun dañoo bëgg di gën a taxawu ndaw ñi ak jigéen ñi pour renforcer ce qu'on appelle leur pouvoir économique. lu tax loolu nag parce que suñu directeur général bi nga xam ne mooy Ousmane Thiongaan dafa gëm ne ku bëgg a développer dëkk di nga jàppale jigéen ku bëgg a développer dëkk di nga jàppale ndaw ñi moo tax lu bëri ci financement yi ñuy def ñu jëmale ko ci jigéen ñi ak ndaw ñi parce que bu ñu fàtte ne 50% de la population du Sénégal est constituée de femmes te ay nit ñu vulnérables lañ donc lépp lu ñu def pour renforcer seen autonomisation seen autonomie économique ak renforcer seen leadership dañ koy def parce que ku dimbali jigéen rek dimbali famille ku dimbali jigéen dimbali dëkk parce que ñoo yor jàngu xale yi ñoo yor santé xale yi ñoo yor éducation xale yi ñoom daal ñooy sonn pour kër gi naat wute nañoo wax góor ñi chaque jour ma ne sama mbokk góor ñi de li ñu bëgg mooy jabar ñaareel ñetteel ñeenteel mais jigéen moom lu mu am xalaat njabootam kon ñooñu ñun dañoo am programme bu leer pour jàppale leen ni ko Mahfous waxee nag li ñuy def du ay caaxaan liggéeyuñu tam ak n'importe qui chaque jour ma préciser ko yàlla xam ne bëri na ñu ñëw si ñun bëgg ñu liggéey ak ñoom mais ñun ñuy liggéeyal dañ leen di tànn dañoo bëgg di liggéey ak groupement yu organisé bëgg di liggéey ak responsable ñoo xam ne ay responsable lañ nga xam ne li leen jitteel mooy jigéen ñi topp seen ginnaaw ñu fexe lu ñu mën a lee seen bopp. donc Victor vraiment nous sommes vraiment ravis di liggéey ak yow parce que comme on dit c'est la politique autrement parce que woowoo leen ci ay mbumbaay woowoo leen ci ay tàccu woowoo leen ci ay mobilisation mais da nga xam ne ay jigéen nga àndal di liggéey ak ñoom ci politique pour développement dëkk bi fexe ñoom ku ci nekk nu mu mën a lee boppam et ça c'est très important
ñun bëgg nañ di liggéey ak nit ñi nga xam ne xalaat boobu la ñu am parce que jàpp naa ne politique boobu rek moo dara def politique boobu rek moo dara def kon Victor vraiment vous avez le mérite yàlla na collaboration bi nga xam ne am nga ko ànd booloo am ko IMSEC en tout cas yàlla na pérenne li Mahfouz wax nag laay wax ñun duñu naxe mbaay ñëpp xam nañ nag banque am nay procédure am nay lenteur c'est tout à fait normal waaye chèque bi ñu joxe woon muy 100 millions yi dërëm du si toj loolu moom dama koy wax nit ñi dégg ko 100 millions yi ñu waxoon ne dañ koy jox ànd booloo tàmbale nañ première phase bi suñu jógee fii nii incha allah yeneen dossier dinañ ko constituer parce que liñ ci bëgg mooy suñ ko xësee ba def ba organiser ko lépp jaar yoon di soññ nag sama moromu jigéen ñi parce que donc yéen lañ njëkk jox première phase financement fexe leen ba góorgóorlu si parce que lu bëri day dépendre ci leen en tout cas IMSEC moom pare na en tout cas pour continuer collaboration Victor loolu moom dalal si sa xel loolu ñu la waxoon 100 millions yooyu nga ñëwoon signé IMSEC ak convention pour ñu jàppale GIE ànd booloo ànd ko wax madame Diarra su neexee suñu borom dinañ ko def ba sax mun nañ ko sax yokk wis ko donc loolu moom dama leen si rassuré di wax ne nag di leen jottale nuyoo Mor Khoule parce que tey ñëw na agenda moo chargé mais moom su ko sañoon teewal ko boppam ñëw fekkee lépp fekkee liggéey bi accompagner ñu parce que lépp li ñuy def rek dañ koy wax si turam donc daal xam naa ni ko Mahfouz waxee suñu paree madame Diarra dinañ def remise symbolique bi continuer liggéey bi jox jigéen ñëpp seen xaalis ñu dem liggéey ji di leen ñaanal nag liggéey bi barkel ba ñu mun si am loo xam ne dinañ ko ñëw fayee ba desal suñu jógee si loolu tam bëgg naa ñu organiser def naa mos nañ ko fa def benn jour li ñuy wax ay séance de formation en éducation financière parce que loolu tam ba fa bokk si ñun la ñuy defaale pour jàngal femmes yi nan la ñuy gérer xaalis nan la ñuy xamee li ñu moom ak li ñu moomul nan la ñuy defee budget ainsi de suite en tout cas y a des modules très pointus sur ça nous ça nous tient vraiment au cœur parce que suñu sañoon femmes yi aussi ñu renforcer leen sur ce plan là pour ñu mun a gën a mun a gérer seen business li si Mahfouz wax tam moo am ku fi dugg xam ne ay jigéen yu liggéey ñoo fi nekk di nga gis transformation fruits et légumes céréales locales yi man yàgg naa ci jënd et il faut dire que c'est de bonne qualité donc jigéenu ànd booloo daal ay jàmbaar lañu donc collaboration bi nag ñu ngi ñaan yàlla mu pérenne mu wëy nga yàgg ko ànd ak Victor ànd ko IMSEC lépp doon teraanga lépp doon développement donc je vous remercie merci. waa OTV ñu ngi nuyu suñu partenaires yi d'abord di waa banque IMSEC représenté ici par Ndiaye ak Diallo di remercier aussi seen directeur Mor Khoule ci wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee li ñu waxoon yëpp def nañ ko waxoon nañu ne dañu jàppale femmes yi ñëw nañu jàppale femmes yi tey indi xaalis bi tey en liquide pour jox ko femmes yi ñu bañ a dem liggéey ji mooy ni ñu ko doon wax li leen tax a jóg leen rek la mooy l'autonomisation économique des femmes. di remercier aussi suñu femmes yi ñëw fii yëpp ànd ci ak madame Diarra bi nga xam moom mooy la présidente du GIE ànd booloo liggéey comme ni ko directeur waxee ku dugg fii nga xam ne ñii ay liggéeykat lañu. di lancer un appel aussi le président de la République mu gën a jàppale femmes yi tey réew mi président liggéey na lu bëri ci wàllu tabax dëkk bi ak yeneen mais développement réew mi tey li président di waxee mën a wutal ñëpp liggéey mais comme femmes yi ñun jàpp nañu ne yàgg nañ ko wax moom la ñu gëm. ku jàppale femmes yi jàppale nga réew mi jàppale nga président de la république parce que ku jàppale femmes yi jàppale nga kër yi te di wax ne aussi di femmes yu jar a jàppale tey ku fi dugg di nga gis ne ñii yàgg nañ daan seen doole di profiter aussi di wax ne même ci foire yi di ñaan aussi ñu leen ciy boole ñu dem di exposer en même temps aussi di lancer on appelle aussi à la direction de l'emploi si convention yi am si aussi ñu accompagner femmes yu mel nii nga xamante dañ nekk organiser wu am seen GIE di liggéey ñëpp teg ci seen loxo di remercier aussi suñu femmes yi ci taxawaay bu ñu am commencé que ci élection yi wax dëgg yàlla taxaw nañu fépp fu ñu war a taxaw jàppale nañu ci mobilisation bi ak ci vote bi yëpp jóge ci loolu aussi di wax ne di ñaan aussi parrainage yi ñëw ñu jàpp ci ak élection présidentielle yi ñëw xëy na ba élection locale la woon mais législative yi ñu dem encore 31 juillet di ñaan yàlla ñu jox le président de la république la majorité à l'assemblée comme ça mu mën a gouverner surtout benn bokk yaakaar parce que léegi ni ñu ko waxee enjeu yi régime président la foog ñu gagné suñu régime la ñun yëpp la tey li président di def ci réew mi la mu commencé da ko war a yeggali naka la ko mën a yeggalee bu amee majorité bu confortable ci wàllu jeunes yi gis nañu stade bu ñuy jox barke démb tali yi dëkk bi yëpp gis nañu mu changé visage loolu nag dafa laaj réew mi ñu mën a ko tàmbali ñu mën ko continuer di wax ne aussi waxoon nañ ko fi ci wàllu jeunes yi joxe woon nañu 500 bourses nu ñu leen joxe woon ñëpp xam nañu xale yaa ngi jàngi
di profiter de passage di remercier suñu partenaires yooyu waa école ESIP Dakar dinañ fexe ba 3 ans yëpp seen njàng bu ñu waxantoon ak ñoom mu màcc ayib ñu continuer ko. ci wàllu famille aussi coow li bëri woon na am na ñu waxoon ne du am yàlla def na yàlla sutural nañu banque bi aussi ñun yàgg nañu wax ne IMSEC amul caaxaan yàgg nañu accompagner te tey itam wanewaat nañu ko à travers waxuma ñun sax mais Sénégal nga dem tey Patte d'Oie Yoff fu ne gis nañu seen liggéey di wax ne président de la République ñi mel noonu dañu leen war a jàppale aussi maanaam état loolu la mën a def mënul def lépp mais mu créer les conditions ak yi tax entreprise yi mën a am épanouissement pour mën a jàppale askan bi di wax ne IMSEC de ñu ngi koy def IMSEC ñu ngi teg seen loxo foo xam ne suñ ko dul woon def tey dina métti lool ci réew mi dina métti lool ci état kon suñu nekkee di def liggéey boobu yëpp dañuy war a remercier jaajëfal leen di wax ne ci fii ñu nekk aussi ci Wakaam di wax ne suñu famille wax dëgg yàlla gis nañu seen taxawaay suñu leen gën a jàppale daal dinañ gën a taxaw gën a mën a jàppale réew mi gën a jàppale askan bi di remercier aussi de passage Masek nga xam moo nekkoon directeur de campagne parce que sonn na ci ak madame Diarra xam naa appel yi fu ne saa su ne des fois sax yu bëri ñoom ñooy jot pression bi kon bu yàlla defee tey lii yegg si tey le mardi 26 avril yàlla def waa IMSEC ñëw indi li ñu waxantoon ak ñoom indi ñu xaalis bi en liquide pour jox ko suñu famille mën nañu def lu dul di leen remercier di wax famille ne aussi dénk nañ leen suñu bopp dénk leen président de la république di wax ne si naka ngeen jàppale ñu si parrainage bi ak ci élection yi ñu jox ko une majorité bu baax à l'assemblée mu mën a jàllale lu waaye ñu war a jàllale parce que gëm nañu ne réew jeunesse moo ko yor ak les femmes di wax ne kontaan nañ bu baax a baax ci bés bi nii di wax ne léegi rek ñu dem procéder au à la remise ngeen gisal ko seen bopp femmes yi ñu jox leen ku ne ñoom ñu dem tàmbali seen liggéey merci bi mu leen gërëm di leen sant. di nuyu Victor ak PS di nuyu nag suñu présidente bi di madame Diarra ndax lii depuis 4 mois ñoo ngi koy xaar am na ñu ne woon sax lii du dëgg politique la mais tey lii leer na ku gis lii xam ne lii leer na ñuy ñaanal waa IMSEC li ngeen man ren yàlla ngeen mën déwén lu ko raw di ñaanal Victor mii fi mu jëm nii yàlla na fa ñeme yàlla na fa am ndam ñu koy ñaanal ndax moom tamit vraiment loxoom set na te newoon naa ko madame Diarra mii xaw ma kan de moo ñuy ndax mais du Victor du madame Diarra kenn duñu nax ndax ñun xam nañ leen dañoo dëkk ak ñoom ñu xam leen macha allah ñu ngi ñaan daal lépp lu fi waay am yàlla na ko jariñoo te bu ko jariñoo ñu liggéeyaat fayaat wat IMSEC ndax mu dolleeku gën a law femme yëpp am ci Wakaam gi yëpp am ci merci beaucoup. Khady Sarr aussi moom la ñuy jox lii ne ñun ak suñu partenaire IMSEC ñoo la ko jox pour ngeen liggéey ci femme yi ñu leen di remercier daal lii moom weddi gis bokku ci la merci beaucoup. maa ngi nuyu waa IMSEC di nuyu Victor Sadio Diouf di nuyu suñ présidente madame Diarra Adja Collé di wax ni lii moom yàkkamti woon nañ ko surtout ñun présidente de groupe yi parce que tout le temps nag nit ñi ñu ngi ñuy interpeller di ñu laaj des fois nga gis kenn mu ne la yéen dañ leen doon nax rek loolu affaire politique la te Victor gañewul maire bi kon doo leen laal dara man leen man xawma Victor de miinu ma ko mais depuis mu ñëw ànd ak ñun lu mu ñu mës a dig rek gis nañ ko te madame Diarra du ànd ak ku ñàkk fayda te du ànd ak kuy wor kon man daal gëm naa ne financement bi dina ñëw buñ ma nee kañ lay ñëw man leen xawma kañ lay ñëw mais gëm naa ne dina ñëw kon nag lii tey am na solo ñi ngi ñaan yàlla lii ngeen teg suñu loxo yàlla buñ leen gàccaal te kenn ku ne lépp loo ciy liggéey yàlla na ko yàlla ful ba nga gis sa bopp lii nag kontaan naa ci parce que Wakaam TV ñëpp a koy seetaan te comme man taglu laa dëkk te dama fa daan dem ñu may interpeller ci affaire bi ñu naan ma yéen toog leen ñu leen di nax rek kon tey am naa réponse buñ ma gisee am naa réponse kontaan naa si yàlla na leen fi yàlla yàggal merci. loolu j'ai ànd booloo liggéey bu madame Diarra ak ànd ci ak waa IMSEC ñoo lay jox tey lii nga liggéey ci di wax ne li daal wax weddi gis bokku ci ñoo ko waxoon def nañ ko pour femmes yi ñu ànd liggéey si suqali kër yi suqali réew mi nga sànni ci benn kàddu rek. salaamaaleykum yéen waa mbooloo maa ngi nuyu yéen ñëpp maa ngi nuyu Victor Sadio Diouf di nuyu Maram Diarra di nuyu ñëpp ñu fi toog maa ngi leen di wax ne lii moom neex na torop ndax ñu bari ñu ngi ñëwoon lii duñu ko am ndax yéen nit ñi dañu doon wax ne lii naxaate la man maa ngi leen di ñaanal daal gudd fan ak wér ak xewal gu saawaan baawaan li ngeen bëgg ci ñun yàlla na leen ko yàlla mottali. moom ak ñu mu àndal comme ça ñooy liggéey ci lii suñu partenaires yi ak IMSEC lañ ci àndal ak madame Diarra j'ai ànd boole liggéey quoi fi lépp comme ni ñu ko waxee woon ci campagne bi digge woon ko newoon na dinañ jàppale suñu famille pour ñu suqale kër yi suqale réew mi jàppale président de la république ci politique bu muy def di wax ne nag jox nañ leen ko comme ça ngeen àndal liggéey ci yàlla ko yàlla barkeel ngeen liggéey ci liggéey bu am solo.
asalaamaaleykum mbooloo bi man nag mënuma wax mi tey dinaa jéem di leen ñaanal taakole yal na la yàlla lafal cat dooli la sutura dàqal la seytaan yokk juboo ji Victor ñu ngi lay ñaanal yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal yal na ñu toog ba di la teeru waxatuñu sax mairie mais ñu di la teeru ci mairie bu mag ba loolu lañ lay ñaanal yal na la yàlla jàppale fay la sa xol bu rafet man nag mënuma wax far laa mun a yem mais jërëjëf di ñaanal waa INSEC ñoom tamit ngeen yàgg fi ak ñun lii nag ku ko jël niñ ko téyee nii mu neex lool nañ ko fayee noonu mu neex lool waaw bu beneen yoonee ñu mun ñoo joxaat lu mel noonu waaw kay jërë ngeen jëf